dañu nekk seen yaakaar ndax sa doom bu demee ba am bac wala mu am BFEM am yaakaar war a mën a continuer jàngam kon kooku am na ambition ñu wax ne loolu suñu amee ñu leen loger ñu toog jàng bu baax kon dinañ réussir ndax defe naa ni boo demee université bokk élèves yi yu jóge Tëngéej bokk nañ ci les meilleurs kon nag monsieur le ministre ñu wax ni bis bu la yàlla joxe ci te moom la ñuy ñaan yàlla teg la ci bopp mairie ville bi nañ ñu dimbali ci loolu ñu amaat beneen mébét monsieur le maire da nga ne activité génératrice de revenu ay jigéen nekk fi ci dëkk bi di liggéey ci céréales yi di liggéey ci consommation locale bi bu foire jotee au lieu ñu yóbbu ñi koy liggéey dañuy jël ñi nga xam ne ñoo nekk ci bureau yi ñu jënd ñooñu loolu ñuy liggéey ñu jël ko jox leen ko ñoom ñu dem représenté ci ñooñu loolu ñooñu am nañu coono suñu ñooy jox leen maire jënd ko ci ñoom ñooñu liggéey ba pare ñu jënd ko ci ñoom dem jaay ko ci foire yi ndax lan bëgg a tukki ki ko liggéey war na kaa mën a jaay ndax lan la ak tubaab la ñuy làkk te loo bëgg a wax ci tubaab ki jàng war na kaa mën a wax monsieur le ministre ñu wax ni bis bu la yàlla joxee maire bi te dañuy ñaan yàlla mu jox la ka nga dimbale ñu ci loolu beneen métti bi tam mooy monsieur le ministre gis nga fii ay kii ñoo fi nekk ay xale ñoo fi nekk formé benn association mu nekk mu ñu bind fii association boobu lan mooy rolam dimbale xale yi nga xam ne seeni waajur ma ñu leen fayal cours de renforcement lu cher ñu jël leen di leen renforcer fii ñu wàccee ci école ñu leen jàngal ñoom ñuy fay ñoom kon ñooñu jar nañu jàppale. ndeysaan merci beaucoup waaw. ndeysaan kàddu yi rafet na. loolu laa amoon soo demee nga waxal ñu ko président ñu defal ñu ay ndeysaan merci beaucoup ah. merci beaucoup maman Aïssa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. kàddu yi rafet na. waaye nag may nuyu ki nga xam ne tey monsieur le ministre bu duggee jokkul grâce à moom la moom tamit. mu yàgg sonn lool ci Ismaïla Madior Fall muy Matar Ndoye ñu gën ko xam ci Nada damaa bëgg ngeen may ko loxo bu baax a baax. xam ni noonu la bëgg a liggéeyee Tëngéej pour ne ko ñëpp lire ne ko ñëpp jàng merci beaucoup. merci beaucoup yaakaar naa ne leer na ak si aussi leer na maa ngi fiy gis li nga xam ne mooy santé xam ne damaa ñor lool waaye nag dañuy dem ñu dem ci ki nga xam ne mooy daj dëpp gi ki nga xam ne moo ñu fi tax a teew. ki nga xam ne dañ koo fal directeur mu bugg waa jokkul yëpp leen usine ba kaa leen ñu dem kooku la Ismaïla Madior Fall wóolu ba tey yaakaar naa ne moo koy yëkka fii kooku mooy kan Pape Sagna ni peut-être suñ ma gisee may wax dina leen jaaxal trop ndaxte comme niñ ko waxee woon léegi ñun musuñoo def politique waaye dafa am ñaari fee yu am yoo xamante ni moo ñu tax a def politique premièrement benn bi mooy dañu gis Tëngéej am bunt bi mooy lan mooy dafa am opportunité ñu gis mu am nit koo xamante ni am na compétence yi pour yore mairie Tëngéej am na savoir-faire bi pour yore mairie Tëngéej am na vision bi pour yore mairie Tëngéej donc loolu yëpp bu ko boolee ñun waa Tëngéej waruñoo rater opportunité boobu mooy benn. deuxième fait bi mooy ñun musuñoo def politique parce que bu fekkee ni politique mooy di nax nit ñi di leen wax lu dul dëgg. di leen dig loo xamante ni dañu leer ni duñ ko def donc musuñoo def politique mais bu fekkee ni politique mooy jàppale sa dëkk jàppale ndaw yi nekk sa dëkk wutal leen liggéey xool nu ñuy def ba génn ci problème yi ñu am jéem a développer sa dëkk donc damay wax ni ñun yàgg nañoo politique. merci damay continuer ci remerciement yi di remercier monsieur Lafon Mbaye moom mi nga xam ni lépp ci loxoom la jaar te lépp rafet damay remercier aussi madame Sagna moom mi nga xamante ni lépp moom moo ko initié te dañuy faral di wax ni derrière un homme
je vais pas dire un grand homme, mais derrière un homme, il y a toujours une grande dame. te moom matal na rôle am ba mu mat sëkk te monsieur Mbaye xam na ci dara. damay remercier sama famille samay frères et sœurs ñoom ñi ma accompagner ñoom Souleymane ñoom Wëli ñoom Ndeye Aram di remercier sama famille de cœur mooy waa Jokkul man ku ma xam-xam ni Jokkul laa juddoo fii laa màgge te lépp fii la ma fekk donc bu ñu amee loo xamante ni nii bëggal nañ ko dëkk bi fii lañ koy commencer te lépp lu ñu bëgg mooy ñu jàppale la population de Jokkul damay remercier sama collègue yi ma bokkal Patisen di remercier sama collaborateur yëpp ñoom ñi nga xamante ni depuis bañ leen expliquer li ñu mébét pour Tëngéej ba léegi ñu ngi ñu ciy jàppale te ñoom ñëpp seen implication gis nañ ko te ñu ngi leen di remercier parce que ñoo bokk entreprise bi ñoo bokk aussi Tëngéej di remercier waa Sandiaba sama goro yooyu pour leur présence. Abia Jonge. di remercier waa Seti Sëñ Mansour fa ñu dëkk waa Tawféex di remercier suñu staff bi nag peut-être ñun bu ñu waxee ñun ñett la mais ñi des suñuy ginnaaw ñoom Khadir Diop ñoom Ima Diop ñoom Mamadou Ndiaye ñoom Mamadou Meng ñoom Maram Sène waaw ñooñu ñëpp ay leader lañ peut-être ñun ñoo fes mais ñooñu ñëpp ay leader lañ te dañuy wax ne amuñu benn ambition politique suñu ambition lenn la mooy nañu jàppale jeune Jokkul jeune Tëngéej pour ñu mën a am accès ci développement bi mooy remercier waale assistance bi di dugg nag ci programme bi monsieur le ministre déroulé bi ñuy def ouverture campagne bi dafa sedd suñu xol parce que suñu attente yëpp yi ñu doon mébét pour Tëngéej gis nañ ko ci donc ndaxte bu ñuy wax jeune dañuy xalaat avenir dañuy xalaat espoir donc ñun duñu waxaat lépp mais ñaari point rek lañ ciy jël benn bi mooy emploi des jeunes emploi des jeunes nag bu ñu koy wax mooy formation yi dañuy ñaan monsieur le ministre mu accompagner doomu Jokkul yi doomu Tëngéej yi ci formation yi comme ni mu ko décrire rek ci programme am mu jàppale leen ci bourse yi soxla nañ ko torop mu jàppale leen ci insertion yi ci entreprise ndaxte comme niñ koy defee ci yeneen secteurs yi entreprise yi nekk ci yenn communes yi boo ñëwee sanc fa sa entreprise dañ lay imposer benn quota te quota boobu am na ay entreprise yu nekk Tëngéej yoo xamante ni bëgg nañ ñu imposer leen la même chose au moins à tel point que jeune Tëngéej yi ñu mën leen a insérer ci biir te loolu bëgg nañ la cee jàppale ba mu mën a réaliser wu. Deuxième point bi may wax nag ça concerne les femmes parce que y a pas de développement sans les femmes. Développement Jokkul nag moom ça passe forcément par les femmes et femmes yooyu dañ leen war a accompagner ci financement yi ñooñu dañ leen war a accompagner ci formation yi pour pérenniser seeni activités ñooñu dañ leen war a accompagner ci acquisition wu documents administratifs yi ak seen suivi projet réussite femmes yi nag réussite ñëpp la parce que la femme mooy sooklu famille te femme fu mu amee réussite famille bi yëpp réussir na donc damay conclure monsieur le ministre parce que xam naa ni temps bi xat na damay terminer par remercier encore une fois l'assistance di ñaax aussi jeunes yi ñu éviter la violence parce que ñun ñëpp ay frères lañ ay sœurs lañ
te élection yi day jàll ñun ñu nekkaat fii di waxaat nu ñu defaree Tëngéej donc suñu ñun ñëpp suñu discussion débat d'idée la war a doon suñu discussion programme la war a doon te ñun xam nañ ni ñoo yor programme bu baax bi ñun xam nañ ni ñoo mën a développer Tëngéej ñun xam nañ ni ñoo am moyens yi nga xamante ni moo mën a génnee Tëngéej ci guuta gi mu nekk donc nag ak loolu ñu xam yëpp donc on est ouvert pour ku ñëw ñu expliquer la nan lañ mën a def pour développer Tëngéej dama leen di remercier di leen wax jërëjëf merci beaucoup. Ndeysaan avant patron bi waaw may nuyu ki nga xam ne mooy code. kër gi nag bu ñu fi duggee monsieur le ministre li ñu bëgg li ñu war a jëkk a sàkku mooy ñaan xaw ma dëggin ñaanal nañ la am déet waaw mais fii ñaan lañ fiy jëkk a sàkku ndax sunu kilifa gi fi nekkoon mooy sunu baay imam Mour Mbaye Ndoye ñëw nañ fii fan yi ñun ñëw nañ fii seet si leen waxtaan ak ñoom tàllal leen loxo ñu ñaanal ñu je me rappelle góor gi bu mu fi jógee dafa fekk Souleymane nekkoon Abuja maa jëli ji Omar Gueye ak préfet ne leen mënuñu ñàkk ku toll ni góor gi te Tëngéej du jokk maa leen jëli indi leen fii si kër gi ñu jaale ko donc yàlla na yàlla yokk leeram amiin te taas ñu si barkeem donc ñu jëm si ay élection yu am solo nag li tax mu am solo dañu war a tànn ñi nga xam ne ñoo war a yore suñu dëkk te buñ na dëkk bi nag suñu jàng doom mu ngi ci suñu assainissement mu ngi ci suñu sécurité mu ngi ci suñu formation doom mu ngi ci wàllu xëyu ndaw yi mu ngi fi jàppale jigéen ñi mu ngi ci lépp loo xam ne moom la ñuy xëy di ko dunde suba ba ngoon ci loolu la aju kon nag ngeen xam ne affaire responsabilité la du affaire parparloo 10 axes yi mu jël en compte pratiquement tous les secteurs yi nga xam ne que nekk na ci dëkk bi jël na ko en compte kon programme am wax na ko waa Tëngéej te leer na ci boppam moom fi mu jëm xam na ko booy tànn da ngay tànn ku am carnet d'adresse koo xam ne fu mu dem bu waxee nit ñi ñu déglu ko boo tànn da ngay tànn koo xam ne jege na état parce que sunu jafe-jafe yii ci Tëngéej am na ci loo xam ne maire yi mënu ko régler état moo koy régler mais boo tànnee maire boo xam ne dafay xuloo ak état sunu jafe-jafe yi du fi jog te moom nag jubboo nag président Macky Sall ba pare président Macky Sall def ko ministre d'État auprès du président de la République yàlla nañu yàlla may ndam kenn bañ a loru si ñun keneen tam foo mën a féete nga bañ a loru yàlla mën na ko yàlla def je vous remercie. amin ok waaw kàddu gi nag dañ koy delloo ki nga xam ne mooy imam Ndoye. salaamaaleykum. àddagloo waa yéen ñi ne si ginnaaw. salaamaaleykum. ñu ngi leen di nuyu yëpp di nuyu monsieur le ministre ak délégation bi àndal yëpp di ko dalal jàmm ci kër gi nga xamante ne fii la ñëw di wax ñaar rek moo tax ma jël kàddu gi bu njëkk bi mooy di ñaan yàlla defal ñu jàmm kii wax na ko léegi jàmm. ndax nit ku nekk na nga koy gérer ce qu'on appelle le management yow ñu xam ne am nga xam-xam ñu di la ko dénk pour. nga jàppale ko ci conseiller ko xam ni muy nekk ak société ndax ku jiite entreprise da nga fa daje nit ku ne dama mës a dégg monsieur Mbodj bu fac droit mu wax ne dans chaque groupe dafa am loi du groupe da nga ko fekk ku baax ku yaradiku ku xel mi ne matul mu ne yooyu yëpp da nga koy gérer kon moom dañu dafa nekk xale jiite ay nit ñu ñaan la si seen expérience bi ngeen am nga di ko ci jàppale bu ñëwee fii nag di fi def lii dafa ñëw ci kër maamam di ko fi def. yaakaar bi mu am nag ba ñëw fii def fi lii ndax mu ngi dëkk si sëñ Mansour mën na woote foofu mais def na fii la koy indi yàlla na ko yàlla jàppale man de am naa yaakaar ci moom ndax dañuy wax ne Cheikh Omar Foutiyou Tall dafay wax ni ku am lu tuuti doo ci maye bés boo amee lu bari doo ci maye boo naan lii bariwul naa xaar ba am lu bari mu ne bés boo amee lu bari li mu am mu néew mu bari mu ngi koy bokk ak nit ñi kon am nañu yaakaar ne bés bu ko yàlla joxee lu bari nit ñëpp dinañ ci xaj yàlla na ko yàlla jàppale ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla defal la jàmm
si sa biir activité encore une fois ñu ngi la koy dénk ndax ñun papa lañ ci moom ndax suñu magu papa moo doon denc maamam bu jigéen mu nekkoon fii ci kër gi mu juddoo fi musuñu koo xam li arab di wax naan man laa yan si quelqu'un qui ne change pas il n'a jamais changé te pourtant bu ko neexoon mu changé yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na yàlla defal ñu jàmm aussi ñuy gërëm soxnaam ndax gis nañ mu taxaw ci wetam yàlla na ko yàlla fay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Madior moom nga teg ci Macky Sall ba mu óolu la. Madior neexu leen kaay leen seetaan mooy Madior neex. Assalamu alaikum. Jërëjëf. Jërëjëf, jërëjëf. Jërëjëf. Maa ngi nuyu ñëpp. Maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak ci santam. Di nuyu imam. Ñu ngi nuyu imam bi ñu dalal fii. ñaanal ñu jàppale ñu ba nga xamante ni commencé nañu suñu waxtaan bi ci bisimilahi rahmaani rahim te ñu ngi koy jeexal ci alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi nuyu ñi ma fekk fii ñëpp jigéen góor jeune yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant leen gërëm ci li ngeen ñu dalal fii di remercier tamit notre ami, notre frère, Mamadou Sagna. Pape ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu itam sa soxna di nuyu tamit tous tes amis ak ñi la jàppale fii ci liggéey bi ñu ngi nuyu tamit As Diop suñu nuyoo ba pare nag dañuy rafetlu mobilisation bii nga xamante ni am nañ ko fii ci Jokkul xam nga sooy politique Tëngéej te demoo Jokkul mën nañu jàpp ne politico soo waxee ñépp te waxook waa Jokkul xamal ne dese na la lu bari waaye nag Jokkul parfois dafay nuroog une citadelle imprenable ça dafay mel ne dugg fa yombul wax ak nit ñi convaincre leen yombul am fa ay représentants yu am représentativité day mel ne yombul waaye tey jii li ñu organiser fii wane na ne ñun ñëw nañu Jokkul ñun am nañu ay nit Jokkul am nañu entrée Jokkul tey ñëw nañu fi nga xam ne dañ fee war a ñëw muy Jokkul waaye tamit mobilisation bi dafa wane ne tamit Jokkul aussi est prenable et Mamadou Sagna aujourd'hui li nga organisé nii wan nañu ne vous êtes en train de nous aider à prendre Jokkul amoon nañu nag fii ay représentants yoo xamante ne ñu ngi fay liggéey ay ata ngi ay jàmbaar mun naa ci citer Matar Ndoy te sànq mu jël fi parole mun naa fi citer ñeneen ñu bari Fat Diop ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye tey indi nga nag li ñuy wax valeur ajoutée indi nga yokkute loolu moo tax suñu ñëwee ba fii dañ lay sant di la gërëm waaye nag di sant tamit ki nga xamante ni nag jàpp na ci bu baax te feeñul fii jàpp na ci bu baax te feeñul ci caméra yi jàpp na ci bu baax te jëlul parole mooy nag madame Sagna ndax madame Sagna nag moo doon waxtaan ak Lafon di jokkoo ak Lafon ñu am nag li may wooye des rounds de négociation politique yu bari nocturne parfois au téléphone ñoo discuter ba notre ami Pape Sagna d'accord ñëw ànd ak ñun
jàppale ñu ci liggéey bi invité ñu fii ci Jokkul waaye nag dafa am loo xamante ni ci politique dafa am solo sooy politique da nga soxla ñaari profil da nga soxla profil professionnel de la politique mooy politicien koo xam ne politique xam ne yoonu politique am na expérience politique am na caay-caay politique ku mel ne Matar Ndoye waaye nag ci politique tamit soo koy def nga bëgg nag politique moderne bëgg politique boo xamante ni da ngeen di am vision bëgg politique boo xam ne da ngeen di faire la politique autrement bëgg politique boo xamante ni da ngeen di am ay programme di ci réfléchir di wax ak nit ñi am vision pour seen dëkk da nga soxla tamit am nag ñoo xamante ni c'est des cadres compétents indépendants et qui ne sont pas forcément des politiciens professionnels mais ñoo xamante ni am nañu expérience professionnelle ñoo xamante ni am nañu xam-xam ñoo xamante ni respecté nañ leen ñoo xamante ni séq nañu ak nit ñi jàmm ñoo xamante ni ñu ngi jàppale seen i mbokk di jàppale seen waa gox profil boobu nag mooy profilu Pape Sagna parce que suy ñëw day ñëw ak beneen approche suy ñëw day ñëw ak beneen idée suy ñëw day indi la culture managériale du privé dans la politique et aujourd'hui c'est de ça qu'on a besoin dans la politique. On n'a pas besoin seulement de complot politique. On n'a pas seulement besoin de combine politique. On n'a pas besoin seulement de ndjundiach. On n'a pas besoin de nakhanterek. On n'a pas besoin de grande mobilisation. Mais on a besoin de brillants esprits. Yu khalat ci dëkk bi, di khalat problématique yi, di trouver ay solutions, di am ay relations yoo xamante dina permettre nga indi ay partenaires ñu lay jàppale nga développer sa dëkk foofu la politique toll. foofu la loolu la Tëngéej soxla moo tax suñu amee ay profil yu mel ne profilu Pape Sagna dañ ciy kontaan dañ ciy sant yàlla dañ la ciy féliciter léegi nag ñu ngi jëm ci élection yi une semaine moo ci des pendant longtemps suñu doon politique fii ci suñu dëkk dafa am yoo xam ne doonu ci woon def attention Matar Ndoye wax na ko dinaa ci ñëwaat ñaari élément moo am solo benn bi mooy kenn da doon ñëw rek présenté wu ne dama bëgg a nekk maire ñu fal ko maire te du ñu ne waaw ñun ki ñuy fal maire ndax su soxlaa président de la république mën na koo gis ki ñu fal maire ndax su amee projet dem woote ne président dama laa bëgg a gis ci projet bu ñu am Tëngéej ñu bëgg ñu engager un partenariat avec l'État song ko mois prochain ndax mën na nekk ñun ki ñuy fal maire ndax am na ay relation ba nga xamante su bëggee indi fii ay banque commerciale internationale pour ñu financer des infrastructures à Rufisque ndax mën na ko loolu doonu ñu ko woon laajte Tëngéej nag fi mu toll ñu nekk dëkk bu mag loolu dañ ko soxla on doit faire attention au profil de ñi nga xamante ne ñoom la ñuy fal parce que dañu soxla des maires aujourd'hui qui sont des maires visionnaires des maires entrepreneurs des maires hommes d'État des maires yoo xamante ni am nañu carnet d'adresse dafa am leneen loo xam ne doonu ci woon def attention mooy dañ doon wax waaw ki ñu bëgg a fal lan mooy programme am pour suñu dëkk bi loolu amuloon bu njëkk ba da nga naan rek naa ko woteel ndax suñu mbokk la nañ ko woteel ndax moo fi dëkk de nañ ko woteel ndax day dem ci dëj yi nañ ko woteel ndax ñett bu xew soo fa demee fekk ko fa nañ ko woteel ndax day toog di nar ataaye de ak xale yi nañ ko woteel ndax day simeeku du entraîner football ak ñun déedéet du loolu la ñu soxla pour un maire comme un maire de la ville de Rufisque dañu soxla maire boo xamante ni waxuñu muy toog at di naan ataaya waxuñu muy jaale rek jaale ñun ñëppay jaale dañoo soxla maire boo xam ne day am une vision am un programme soo ko nee yow assainissement wu Tëngéej lan moo ci sa programme pour nga jeexal programme bi mu génneel la benn programme d'assainissement ne la en telle année en tel nombre d'années avec tel financement tel partenariat dinaa jeexal problème assainissement Tëngéej su ci amul solution écarté leen ko nga ne ko yow dañu am problème fii de voirie lan mooy sa vision ci voirie su amul vision ci voirie bi mérité wul nekk maire sànq wax nañ ko As Diop wax na ko
Pape Sagna aussi wax na ko les activités génératrices de revenus pour les femmes lan moo ci sa vision soo ne ah mën naa jël fukk ca maire bi ñeneen ñi ci des nag xaw ma ci dara kooku mérité wul nekk seen maire soo jëlee fukki jigéen ñuy liggéey ci maire yi loolu réglé woo problème bi il faut avoir un programme ambitieux pour financer 10 000 femmes ñuy liggéey soo mënul mobiliser financement pour financer 10 000 femmes amoo solution su la xale yi ne dama bëgg a liggéey nga jël contrat ne leen ah man de am naa 20 contrat yi nag 6 mois lay durer mun naa leen jox 80 000 francs ngeen yóbbu ko seen kër ngeen wax leen nag ñuy woteel ma kooku du maire bu mérité mu nekk maire maire bu mérité ngeen nekk maire dafay recenser toutes les entreprises qui sont dans le département dem waxtaan ak ñoom signer ay convention dugal jeunes yi à partir d'un contrat employeur ville employeur dugal foofu jeunes yi massivement loolu moo tax ma wax ko ñu naan mu am na ñu mënul am man leen loolu sax tuuti na dama leen di dinañu créer chaque année dinañu def 1000 emplois dinañ ko def au moins ñu naan loolu mënul nekk ma ne bien sûr que ku amul xam-xam da nga naan mënul nekk bien sûr que ku xamul nu économie di marché da nga naan mënul nekk bien sûr ku xamul luy modèle économique da nga naan mënul nekk mais soo xamee lan mooy modèle économique xam ni chaque projet a son propre modèle économique xam ni chaque projet est générateur d'emploi di nga xamante ni loolu jafewul waaye nag loolu dafa am xam-xam dafa laaj xam-xam loolu dafa laaj vision te Tëngéej loolu la ñu soxla Tëngéej dañu soxla une mairie boo xamante ni du ñëw naan damay jël xale yi ñoom ñëpp ñu liggéey parce que mënoo ko waaye da ngay mettre en avant des projets moo tax j'ai parlé du plan décennal d'assainissement de Rufisque soo defee plan décennal d'assainissement de Rufisque dina am ñuy liggéey ci assainissement bi pavage bi nga xamante ni waa Jokkul ñoo ko inventé et Jokkul est génial à cet égard Jokkul sans sable c'est le rêve de Jokkul que nous voulons avoir pour Rufisque dañuy wax Jokkul sans sable ñun bëgguñu Jokkul sans sable seulement Jokkul sera l'exemple Jokkul sera le point de départ Jokkul sera le modèle mais c'est le modèle qu'on va généraliser pour tout Rufisque on va avoir Rufisque sans sable su ñu amee nag Rufisque sans sable on va dire tey su Tëngéej toogee ba amatul suuf on le doit à Jokkul on le doit à l'invention de Jokkul on le doit à l'inventivité et à l'intelligence des enfants de Jokkul et loolu nag soo koy def da ngay def une usine de montage de pavage da ngay créer ay soo amee usine de pavage ku ciy liggéey ay mala wala ay jinne ay nit ñooy liggéey ci usine de pavage bi si tu as un programme décennal de pavage bi waa Tëngéej ay xale ñooy liggéey ci pavage bi donc créer 1000 emplois ku xaw a sax xam ne li may wax ak ñi may waxal nit ñi xamuñu ko moo tax sax ngay wax 1000 su fekkoon da nga nekk ci environnement boo xam ne xam nga nit ñi am nañu xam-xam mën nga sax dépasser 1000 yi waaye loolu dañ koy wax rek pour yemale ko foofu donc Sagna kontaan nañu moo tax les jeunes yi nga xam ne ñu ngi def fii pavage incha allah dinañ ci joxe le plus rapidement possible notre contribution pour ñu continuer seen liggéey parce que c'est une expérience communautaire à valoriser et à généraliser plus tard Sagna kontaan nañu ñu ngi lay sant di la gërëm di la encourager di la wax nag ñu continuer liggéey bi élection bi nag nañ voté Benno Bokk Yaakaar à la commune de l'Ouest Benno Bokk Yaakaar à la ville ñu gagné liggéey Tëngéej am Tëngéej bu bees ñu ngi leen di sant di leen gërëm. yéen tamit
Fatou Madiore Baye maamam tëngi gi suufu maamam jël ba sa kàllul Fall ku santul Fall doo ci naan ci olof mais tubaab bii ku santul Fall doo ci bii coow li Ismaïla la dugusil yow la ñuy xaar Ismaïla Madior dugusil yow la ñuy xaar dugusil yow la ñuy xaar dooñu may ñu jël ay ca fii si moom ku nekk koo mën a waxal nga wax ak moom ndaxte Guy Marius dafa am solo ci électorat Rufisque Est nañu teel a rang 8 heures. Ndeye Fatou nee na xolam dafa sedd ndaxte moom moo nu dalal nee na lenn rek lay wax mooy di gërëm président Mamadou Sy mi nga xam ni moo ko booleeg professeur Ismaïla Madior Fall. Ndeye Fatou nee na kontaan na gis na ni ko président Mamadou Sy téye léegi nag lenn rek lay wax ay xaritam ak ay mbokkam ak ay dëkkandoom mooy dimanche ñun ñëpp nañu teel a génn teel a dem ci école bi nu rang nu voté ñu teel a am ndam Sénégal jëm kanam nee na loolu rek la am ci lu mu ciy wax. léegi nag waxoon na ma sànq dafa am beneen jeune bu mu bëgg a jox kàddu bu fekkee jeune boobu pare na mu ñëw wax su parewul ma jox président Mamadou Sy. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu sama gan le ministre Ismaïla Madior Fall ak délégation bi mu àndal yëpp ma ciy ràññee monsieur le maire Balla Dieye le directeur monsieur le maire Gadji Cissé Ali Cissé di ci Lafon Sada Ba ak képp koo xam ne ànd nga ak monsieur le maire Sada Ba ak képp koo xam ne ànd nga ak ministre ci délégation bi may nuyu waa tali bu bees bu baax sama koñ di nuyu les alliés waa Benno Bokk Yaakaar bu baax taxawaay bi rafet na te suba ba léegi ñu ngi ci liggéey bi di nuyu tamit sama Amazone yi di nuyu sama jigéen ñu jàmbaar yi di nuyu waa avenir Rufisque bu baax a baax a baax depuis démb ba tey tooguñu depuis ci suba ñu ngi ci dem nañ ci kilifa yi waxtaan ak ñoom mais dugg nañ ci koñ bi wax ak ñëpp
donc ñu ngi jégalu bu baax parce que 16 heures la ñu waxoon ni moom la mbir di tàmbali mais dañ nekk ci politique te dañuy comprendre ni ministre programme bi mu am dafa xaw a diis trop donc côté boobu noonu ñun ñooy jégalu bu baax a baax di leen wax tey sama xol dafa gën a sedd ndaxte koñ bii ma dëkk nii fii laay yeewoo subaak ngoon guddeeg bëccëg fii laay nekk donc ma doon seen doom te olof Njaay nee na bay saweewu tànk donc ma leen di ñaan ngeen jàppale ma di leen ñaan ngeen jàppale le ministre Ismaïla Madior Fall votel ko ci élection yi ñu jëm dimanche bii ñu dëgmal yegsi na ba pare te wóolu naa waa koñ bi ndaxte man maa soxla man seen doom man maa soxla te yaakaar naa ni di ngeen ma may loolu ndaxte képp ku fi ñëw rek daa waliyaan si dama ne képp ku ñëw tali bu bees fii da ngaa waliyaan si man nag fii laa dëkk donc jox leen ma seeni voix ma yëppil ko Ismaïla Madior Fall ñu gagné la ville gagné l'Est surtout parce que combat bi dama ne combat bi yomb na yombul yomb na ci boo leen defee li leen war mooy depuis des années yéen a ngi fi dara changé wu fi tali bu bees Guy Murit dara changé wu fi te pour mu changer il faut ngeen voter nit ki nga xam ne dafa ànd ak le président Macky Sall mu jël Tëngéej teg ci loxoom mais changer Guy Murit dama ne yàgg nañ leen nax man tey damay am gàcce su ma gisee sama moroom ñu mel ni man war a yóotu changement war a yóotu leneen depuis des années ñu leen di nax ñu amu ñàkk fula ñàkk fayda dem dir ànd ak ñeneen ñoo xam ne depuis des années ñu ngi fi te amul lenn lu leen yokkul seen cadre de vie amul lenn lu leen yokk seen vie donc loolu dafa war a jeex tey nag xam naa mosoo leen ma gis may waxee nii mais il faut ma waxee ko parce que li ñuy dund si koñ bi moo metti te loolu changé wul donc am leen fulla ak fayda ngir yàlla dama leen ko ñaan ngeen def le bon choix et ce bon choix c'est Ismaïla Madior Fall donc dimanche incha allah rabbi nañu dem teel a xëy man maa ngi école ba fa laa yendu incha allah donc nañu ànd rek dem voteel Ismaïla Madior Fall mu jël la ville jël l'Est ñu liggéey ko incha allah merci beaucoup. léegi nag ki nga xam ni nag mooy homme d'état bu mag bi borom projet yi ki nga xam ni keroog bi muy présenté programme ku ko déglu xam ni kii bëgg na liggéey Tëngéej koo xam ni professeur agrégé nga koo xam ni tukki nga àdduna fu nekk doon nga ministre de la république te politico kooku nag su ne jox leen ma seen mairie ma liggéeyal leen kooku dañu bëgg a liggéeyal bu ñu kenn nax. monsieur le ministre jox leen ma fulayees yi aal leen ma fulayees Guy Murit yéen ñëpp gis ngeen ko kii ma yor mooy bopp fas bi Tëngéej moo fi ëpp ay bourse familiale. salaamaaleykum waa tali bu bees ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci tur sunu responsable sunu xarit sunu leader le ministre d'État Ismaïla Madior Fall ñoo ngi leen di nuyu ci tur la forte délégation bi nga xam ni moo gunge le ministre d'État Ismaïla Madior maa ngi nuyu nag particulièrement sama xarit sama doomu ndey bi nga xam ni tàllal na ma loxo pour ñu ànd ci liggéey bi ci Guy Murit kooku mooy Mamadou Sy merci président Mamadou Sy barke démb fii nga ma woo sa kër ñu toog waxtaan vraiment nga wone sa ouverture ak sa engagement auprès du ministre d'État Ismaïla Madior Fall nga wone aussi sa bëgg-bëgg am résultat fii ci école Guy Murit merci monsieur le président merci beaucoup Mamadou Sy fii nag ma am contenté bu baax jël fi parole ndaxte man waa Guy Murit la maa ngi dëkkoon Alwaar kon fale ci ginnaaw après dem Arafat lu tax ma jël parole nag
c'est pour témoigner engagement yu am solo yi nga xam ne le ministre d'État Ismaïla Madior Fall def na ko fii ci Guy Mouride particulièrement fii ci Daaru Karim Touba Alwar ak Dar Naïm ndaxte am na ay jamono ça fait je crois ay at yooyu ginnaaw ay jamono yi nga xam ne Bébé Fall amoon na fi problème la ñuy informer le ministre d'État Ismaïla Madior Fall am na ay ñi nga xam ne dañu dëkk ci Daaru Karim Dar Naïm ak Touba Alwar dañuy dem ba ci tool yi pour jëli foofu ndox pour uti foofu ndox loolu nag le ministre d'État Ismaïla Madior daal di ko naxarlu laaj ñu wax ko lu ñu xam le ministre d'État sur le champ jël téléphone am au le directeur de la SONES mu ne ko nag dama bëgg nga indi saafara ci problème yooyu problème d'eau yi nga xam ne am na ci Daaru Karim Touba Alwar ak Dar Naïm wax dëgg yàlla ci jamono jooju le directeur avait pris des engagements envoyé ñu fii waa SONES ànd ak waa SDE je crois j'avais informé Mamadou ak ñeneen ñi nga xam ñu def fii tournée ci Daaru Karim Dar Naïm Touba Alwar ba ñu jël sax entreprise bi nga xam ne moo waroon def liggéey bi ñu def fi quelques fan ci Daaru Karim Dar Naïm Touba Alwar ñu def relevé yëpp ñu xam ci woy fi ñu war a jaar yëpp wax dëgg yàlla ma rendre compte monsieur le ministre d'État am ci contenté loolu wax dëgg yàlla ba keroog nag ma rappelé monsieur le ministre d'État problème boobu nag ba léegi mu ngi fii monsieur le ministre d'État Ismaïla Madior Fall daal di ne non damaa defoon problème boobu fett na côté ma ne nag monsieur le ministre depuis lors entreprise bi ñëw na xool nañu point yëpp mais démarré guñu liggéey bi ba léegi wax dëgg yàlla musuma gis monsieur le ministre d'État maire mais jour boobu la maire wax dëgg yàlla daal di jël nag daal di replié wu daal di woowaat le directeur de la SONES wax dëgg yàlla le ministre d'État joxaat encore instruction le directeur de la SONES ba fan yi passé je crois il y a 5 jours Mamadou Sy woowoon naa la man damaa toog rek ci guddi ba waa SONES woo ma on certain monsieur Touré mu ne directeur SONES moo ma ne naa la woo daar man sax damaa feebar mais demee comme que directeur ma joxe instruction il faut que ma ñëw demee incha allah ma ñëw seet si la pour ñu régler le problème de Dar Karim Touba Alwar ak Dar Naïm loolu nag ministre d'État Ismaïla Madior Fall moo ko def aussitôt wala ci lendemain ci suba si le monsieur Touré ñëw ànd ak waa SONES ak waa Sen'Eau plutôt ñoom ñoo fi nekk ñu demaat ci quartier yi dugg fii ci Daaru Karim ñu dem on certain monsieur Diagne bi nga xam ne mu ngi liggéey Sococim ñu jaar ci Baye Peul continuer dem ci Touba Daaru Naïm dem lu mu tuddati Daaru Karim Daaru Naïm ak Touba Alwar wax dëgg yàlla monsieur le ministre loolu moo tax ma jël parole pour informer la monsieur Touré woo na ma démb mu ne ma dès lundi je vais faire la lettre ma envoyé ko waa Sen'Eau incha allah rabbi le plus rapidement possible dinañ ñëw def extension ñu dugal ndox ci kër yi loolu nag monsieur le ministre d'État il faut que ma jël parole ci loolu remercie la vraiment ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi ñu jàppale particulièrement les quartiers de Guy Mouride donc vraiment monsieur le ministre d'État je tenais à vous dire merci yéen ñëpp dem leen di ñaan ngeen tàccul le ministre d'État Ismaïla Madior Fall ci engagement pour régler les problèmes d'eau au niveau de Dar Karim Dar Naïm Touba Alwar salaamaaleykum wa rahmatullah merci. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba ma sante yàlla julli ci yonent bi maa ngi sant sama ñaari wayjur di leen ñaanal yàlla fa ñu nekk yàlla na leen dàqal fi ñu jóge ci barke Seydina Mouhamed waa di nuyu monsieur le ministre bonsoir ñu ngi lay dalalaat ak jàmm ak salaam macha allah yàlla nga fi yàgg di ñëwee waa di ñaanal aussi sunu président seen ànd bi tamit yàlla na yàgg tey sax naru ma woon a jël parole mais dëkk bi ñoo ma jëlloo parole monsieur le ministre parce que xamante nañ président xam na ma yow xam nga ma. kon monsieur le ministre sunu jàngoro fii boo ko gisee nii xam nga ni quartier bii ah macha allah ku sañoon sa quartier doon Almadies boo yeewoo ci sa quartier mu doon Almadies mais nag c'est dommage quartier bi amul évolution nañ ko wax rek te dee ñun tendance ñu kenn mais dañuy wax dëgg gi fu dëgg gi féete rek nañ ko wax tendance ñu kenn quartier bi évolué wul fi ñu toll nii sunu moor yi suñu dekkee woon ci seen cimetière yi ku nekk mën naa delluwaat ci sa kër parce que changement y a pas de changement ici amul benn changement wax dëgg yàlla
monsieur le ministre ñun bëgg nañ nga jàppale ñu su suñu gox bi ñun moom la ñu am ñun politique guñu pour ut lu ñu am si politique mais ku ñu jàppale ci suñu gox bi moom lañ bëgg nañ suñu gox bi évoluer ku sañoon boo yeewu nag ah fi nga yeewoo day nice de te day rafet day jongoma suñu guy murit gi nag la ñu am amuñu feneen nag fu du suñu guy murit gi ku ñu jàppale yaa ñu moom waaw kay te xam naa ni monsieur le ministre yow da nga ñuy jàppale yow macha allah bàyyi ma gàttal noonu parole bi waaw ba beneen yoon. ku nekk ci turam ak ci santam waaye nag li ñuy njëkk a def mooy jéggalu leen baalu leen àq ndax yéen a ngi toog ci 5 heures ba léegi di xaar te xam nañ ne toogaay bi metti na waaye ñu ngi leen di sant di leen gërëm li ngeen toog di ñu xaar loolu nag cofeel la. nuyu di rafetlu sa taxawaay di rafetlu sa engagement di rafetlu sa mobilisation di rafetlu sa liggéey sur le terrain politique liggéey bi ngay def au jour le jour au quotidien ñu ngi gis résultat yi ñu ngi la ciy sant di la gërëm su loolu weesoo nag dama bëggoon wax ne Tëngéej ñun ñëpp waa Tëngéej xam nañu problème yi ñëpp xam nañ ko def nañ ci ay études def nañ ci ay enquêtes ak sondage waxtaan nañ ci ak nit ñi problème yi xam nañ ko Tëngéej foo ñëw ñu ni la problème assainissement Guy Murit am na problème assainissement maire bi fi nekk depuis 12 ans lu mu da leen defal ci assainissement non xam naa kan def na tuuti nag dara assainissement waaw kon boobu doy na waar beneen problème bi dañu ne Tëngéej ak Guy Murit problème de voirie la ñu am tali yi baaxul soo duggee oto sox du ñu bëgg a ñëw ma ne nag maire bi lan la leen jàppale ci tali yi bi mu ñëwee depuis 12 ans lu mu leen jàppale defar na ay tali def na pavage waaw kon boobu tamit gis nañu ne defu ci lu bari léegi nag ñu ne Tëngéej beneen problème bi ñu am mooy jigéen ñi dañoo soxla ay financement may laajte ci 12 ans yi lan la leen defal pour financement des femmes déet waay yéen tamit dara waaw kon boobu tamit defu fa lu bari ñu ñëwaat ci beneen ñu ne xale yi ñi am diplôme wala ñi am métier am seen formation ñi nga xam ne ay ouvrier lañu wala ay artisan dañoo soxla ñu accompagner leen pour ñu am ay liggéey may laaj nag maire bi depuis 12 ans lan la leen defal ci loolu xale yi laay laaj xale yi lu ñu leen defal ci loolu waaw loolu nag xaw na doy waar tamit donc loo jël rek problème boo jël rek 12 ans liggéeyoo ci lu bari léegi nag est-ce que dañ ko war a may 17 ans pour mu liggéey ñu may ko yeneen 5 ans pour mu liggéey na dem bi dégguma ko bu baax de très bien léegi nag nan lay demee nag soo leen bëggee mu dem nag lu ñuy def ah waaw voilà mooy 23 janvier 2022 kenn du ko woteel nag 23 janvier 2022 ko leen di woteel Benno Bokk Yaakaar à l'est man maa nekk ci liste bi Mamadou Sy mu ngi ci liste bi Sada Ba mu ngi ci liste bi ñooñu nag ñoom suñu ñëwee problème assainissement bi Guy Murit problème mu financement de famille problème mu jàppale xale yi ñu am xëy su boobaa nag dinañ ko def nag dëkk bu mag ba tamit ville de Rufisque tamit
ville de Rufisque nag laay laajte ville de Rufisque laay laajte lan ngeen xam te ville de Rufisque jàppale leen ko indi ko fii ci Guy Mouride ville de Rufisque lan la jàppale waa Guy Mouride loolu nag ñun nag la ñu bëgg dañu bëgg nag un programme pour la ville de Rufisque boo xam ne nag Guy Mouride nag dina ci gis nag boppam problème Guy Mouride yi dinañ ko régler loolu mooy suñu message bi may jeexal nag ne déglu leen ma s'il vous plaît déglu leen ma ñu déglu xale yi déglu leen bu baax parce que yéen bëgg naa xale yi soo leen demee ba nekk mag suñ leen ne yéen lan mooy problème mu Tëngéej lan mooy problème Guy Mouride tontu yi ngeen di tontu bu leen ci boole assainissement parce que dinañu am un plan décennal d'assainissement ñun ñi sonn nañu ci assainissement waaye yéen soo leen nekkee mag dootu leen am problème mu assainissement yéen xale yi yeneen problème ngeen di am dégg ngeen loolu tàccu leen kon loolu voilà xale yi waaye nag problème yi dañu ne dañ koy régler waaye dañuy faral di wax ne soo leen ma falee dinaa toppatoo ñun nag dañ naan balaa ngeen ñoo fal dinañ leen jàppale yenn saa yi sa gaañu ne ma mais ministre mais élection yi li des bariwul de te nga bàyyi noonu rek man leen déedéet du ñu bàyyi noonu ci li ñu mën déjà dinañu jàppale suñu mbokk yi dinañu jàppale dëkkandoo yi dinañ jàppale waa Tëngéej nga xam ne ay jàmbaar lañu ñu ngi góorgóorlu loolu moo tax keroog bi ñu ñëwee fii Guy Mouride gis xale yi futteeku di liggéey seeni canaux di gas ñu jàppale leen 2 millions ne leen jàppaleen ci ngeen continuer seen liggéey ma ne leen ñun suñu ñëwee am nañu benn plan décennal d'assainissement waaye nag balaa plan d'assainissement bi nag il faut mu am ci lu gaay jàpp loolu moo tax ñu joxe contribution boobu loolu moo tax bi ñu demee Daaru Karim Daaru Naïm Alwaar ñu ne leen lan mooy seen problème ñu ni branchement ndox dañoo woo DG SONES ne ko dañoo bëgg ci lu gën a gaaw monsieur le directeur général de la SONES nga jàppale ñu ci Daaru Karim Daaru Naïm Alwaar ñu am ndox jàppale boobu tam la ñu def ci Daaru Rahman DG SONES monsieur le maire Sadaba mooy def suivi bi DG SONES jël disposition yi ba nga xamante ni incha allah di ngeen am fii ndox ci li gën a gaaw yónni na déjà monsieur Touré Sada mooy suivre travaux yi ci li gën a gaaw di ngeen am ndox donc jàppale ne problème bi ngeen am yépp muy problème assainissement bi suñu demee fële ci koñu ñoom tout à l'heure Modou Sy dañu xool tamit duñu mën a indi foofu suñu contribution parce que bëgguñu rek di wax ne bàyyi leen ba ñu falu suñu faloo moom ay vraies solutions structurelles la ñuy indi suñu faloo moom ça va être les vraies réponses mais en attendant ñuy falu nag nañ contribuer pour soulager suñu mbokk yi soulager population yi ba ñu xam ne problème yi nga xamante ni dañ koo am ñun dafa nekk problème yoo xamante ni daf ñu intéressé loolu daal moo doon message bi maa leen di sant leen gërëm leen jox rendez-vous le 23 janvier 2022 ñi fi toog depuis 12 ans defuñu fi dara ñu changé leen indi une équipe municipale liggéey Tëngéej bu bees liggéey Guy Mouride bu bees ñu ngi leen di sant leen gërëm